Mara Niasse est une voyante connue pour ses prédictions remarquables en Afrique, surtout dans le domaine de la lutte sénégalaise. Elle a prévu avec une étonnante précision l'arrivée du président Diomaye Faye, un événement politique important qui a retenu l'attention du pays. Ses visions ne se limitent pas à la politique, car elle a aussi prédit la montée de figures controversées comme Ousmane Sonko. En plus de ses prévisions sur la lutte et la politique, Mara Niasse offre des idées surprenantes sur différents thèmes, du sport aux relations sociales, ce qui renforce sa réputation de médium incontournable. Les Sénégalais se tournent souvent vers elle, désireux de découvrir ce que l'avenir leur réserve, convaincus de l'exactitude de ses visions. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. lii ñëw ci réew mi. am na yu ñëw. est-ce que Diomaye yow gis nga nguur gi de daa am lu ma ci gis. am na loo gis ci nguur gi ne. waaw man pour man Diomaye day toog ba 2050 ans. ah déedéet. waaw dañuy kafantu di waxtaan nii rek ndax kenn duñu dégg man ak yow du waxtaanu sérieux. mais nañu waxtaan rek. waaw du kii nga xam ne après Sonko gis ci réew mi après nga wax ma ci làmb ji. Sonko après foog nga wax ma ci làmb ji. Sonko nu mu tuddati Sonko doon président ci diggante bi. balaa ñuy voté waat loolu kii na de ah. yow da ngaa gis loolu. ah damaa gis Diomaye nekk premier ministre. ah bon ah waxuma ban àll la de man daal bu man ah. yow gis nga loolu. waa gis naa ko. ak lan. maa gisoon mu doon président. yaa gisaat mu nekk premier ministre. maa ko wax. loolu garaaw na de maanaam. te waaye nañ bàyyi noonu. xam nga Baye Cheikh bëgguma buy ma comprendre man dama bëgg a xam. dana ko doon. yaa gisoon. Baye Cheikh li may wax loolu nii garaaw na. dama bëgg a xam rek. te gis nga nit ñuy fawee nii di ko wax muy mel ni dañuy kaf. noonu lay doonee dëgg. te dinañ ci yeggaat. dara du ko dindi. te Sonko ak Diomaye ñu bari nañ def attention surtout jëm ci côté famille yi ci ñoom dama cee gis kilifa guy rocceeku faatu. man kay moom ndax yéen bëggoo leen ma leen di wax ay yii man du ma leen nëbbu dafa garaaw moo tax. man daf may tiital. waxaguma de. te dinaa wax. daam yoo war a wax. lu bari ci réew mi. comme lan. ku lu naayi. waaw dinaa leen feeñal. bërëdë yi nag. bërëdë yi yëpp. ndax dañuy yàq dëkk bi. ah bon. wallaahi. mais ñun moo tax ñu bëgg a yàq dëkk bi. ñu bari da ngaa jàpp ne dañoo bañ Sonko wala Diomaye. réew mi lañ bëggul. génn góor képp a fi nekkoon Sénégal. 2019 ba tey génn góor moo fi ne muy Sonko moo takk tubayam jàkkaarloog Macky Sall ñëpp a ngi fi woon kenn waxut. kenn rek a waxoon nag. tey la wax yomb mais génn góor a fi nekkoon jàkkaarloog Macky Sall moo tax Sonko du ko ñuy fawe. dafa am lu ma doon wax mu jur tuuti polémique du ko jur sax te li may wax nii boo ko doon natt ci tubaab Sonko dafa yor kàddu sëñ Touba. tey nga dee ci sa émission laa ko waxee. dafa yor kàddu Serigne Touba. sëñ bi wax ji nga wax réer na de. moo am Sonko dafa yor kàddu Serigne Touba. loo bëgg a wax foofu. Sonko boo toogee ak moom jàkkaarloog moom buy wax dënn ba day riir Sonko loo ko sori buy wax da nga koy dégg te wax ja day leer dafa am xubóol. lu xubóol. boo ko gisee rek da nga koy bëgg. jikko yi ak qualité yii. ñu naan ko mu jaddit keroog ba ma njëkkee ñëw ne leen wàllu yu la xamuñu li may wax waxuma ko di ko jaayal man bëgguma leen na sax kii mais loolu ma gis jàngat ko ci kàddu sëriñ bi muy lu baax nga xeemam ko ba si yan ko Sonko wala nga yan ko Pape Cheikh am na koy tollu fële rek man waaye loolu yàlla te ndax yéenewul sëñ Tuubaa dara yéenewul sax nit du nuru te bu doon ab naar la wala tubaaba muy nangul ko nan la ndake tubaab bi daa nuroog sëñ Tuubaa. dëgg la réew mi ñoo bëggut lu baax. sama yaay nee na dafa gis benn commentaire. benn ku nekk ci TikTok bi. tànk yi am gàllankoor. mënta dox. yàlla na leen suñ borom gën a taxawu. sama yaay na ma xaaral ma tey laay dugg ci commentaire waaye gis nga boo duggee ci commentaire yi. mu ne ma du ma ci gis dara lu bon. ñii naan ko ay waay kii moo baax waay. ay waay yàlla na nga jóg ak jàmm. ñii naan ay waay ku rafet xol a gi nii. mën na leen waxuñu dëgg. nii mu mel la. ku ñu yërëm lañu bëgg.
boo gisee Pape Cheikh mu sol lu rafet ba sañse lu ñaaw rek ngay xalaat waaye boo gisee maaraa damm wala maaraa nangam ñooñu la ñuy yërëm léegi nag bu fekkente ne loolu lépp dafa am Sénégal Pape Cheikh dañoo toll ci aaxiru zaman mooy mujjug jamono ci lañ toll nii lan moo tax nga wax loolu adduna de Baye Cheikh li mënta nekk rek ay am buñ ko tegoon ci yoon ku la war a bañ te kenn bañu la nag xanaa doome raami rek mooy dëgg am na ñoo xam ne dañoo bëggut lu baax te ñun yàlla daf ñu dimbali suñuy xol dafa set baaxuma waaye xam naa nit ku baax aaxiru samaan nag nit ñooñu daan wër ñu naan dañuy lekk yi nit ak dañuy nangam mooy xeetu jëw yii ñuy dajale kaa mooy lii am nii kaa xam nga mooy lan mooy kaa mooy ak ndëmb kaay leen ñu lekk nit jënd crédit commencé la ngay wax lépp bu dee dëgg la ci nit ki nga koy wax ci biiru jàmbur jëw la xam nga bàkkaarub jëm nu mu toll bu fekkente ne li nga koy wax du dëgg fen la luy yëngal aras ba noppi ñun ñëpp ñu toog di ko dunde Pape Cheikh fii la sa waa ji boo gisee Modou Fall man it ma koy xaw a jàpp doonte ànduma ak moom sax wax dëgg yàlla dama koy opposé bu baax daa fexe daa mën a dëkk ci réew mi gis nga réew mi boo fi nekkee bul daw ay wax parce que ku ñu xoqatal la ñuy bëgg ak ku ñu jàppee comme télécommande te duñ dara nag duñu dara kay duñ dara léeg-léeg nga gis fi kuy soqi nii ngay kii Baye Cheikh sa làqatu gu métti gii na gën a yàgg ndax boo late woon rek xeewi waaye fi mu ne ku la si woo jotu la dana naa maa ngi koy moom mooy jaay affaire te fekk xoolal ma ngay tourné fee yendoo tourné fii mënta nelaw Pape Cheikh il faut ñu wàcce niveau yi jéem a comprendre rante te raxas xol yi te yéenente lu baax te xam ne Sénégal gi ñoo ko bokk moos mais tey balaa ñuy dem maanaam peut-être ci waxtaan bi du ñu mën joxe yenn détails yi mais ku la soxla woon non man bàyyi man damaa génn ci nit ñi nag lu tax loolu ndax man sama téléphone bi dama cee sonn ak boolem ak Mara Niass dama cee sonn ak jox ma numéro Mara Niass surtout waa diaspora bi ngay nuyu ñoom bëgg nañu seet ba ñoom de ñoom bëgg nañu ay seeta Baye Cheikh léeg-léeg ay Baye Cheikh li may daj ñoom bëgg nañu ay seet wër na yàlla man daa mer bu ma doon seetloo nag na ma seetal ma waaye dana ma seetal ma waaye bul ma wax seet gi maanaam dafa ragal ma seetal ko na ma bul ma wax seet gi mais wax ma ay sarax rek ma ne ko mënuma ko lépp laa lay wax tey mu ne ma déedéet bu jarul wax yow wax ma sarax rek mais dégg naa nag say sarax jar na 14 milliards non Pape Cheikh gis nga àdduna say sarax dégg naa say sarax affaire la alaaji waaw gis nga doguma la Pape Cheikh àdduna lépp chiffre la te gis nga àdduna ku xam sa sarax jërul ngay toog fenn naan ñaanal ma ba ci couleur fi mu ne boo amee seetlu tubaab yee fi ëpp lépp ñoom dañuy tëmb ci géej gi te it bu dem wërsëg xam nga ñoom seen mbir dañ koo tëgg ci maa yu mooy ndox te ñun Sénégal xam nga suñ mbir su luñ ko tëgg boo doon wax nii tàngoor jant bi naar yu waaw ngay liste xaar di ko nëmba yaa ngi am na xaaral ma ñëw foofu tàngoor woowu nag ñun moo ñu lor ba seet dafa metti goo xam ne man lii du ma tagg sama bopp naan li ma koy man léeg-léeg ma seetal nit du ma nelaw ndax day diis wala day delluwaat sa kaw sëñ bi nit yombut nit woyefut léeg-léeg nit nga bëgg yow toog rek jël ay wallaay ne da ngay ñëw ni loolu parce que dadul ay caaxaan man dama ko deful caaxaan man damaa seet ba fal njiitum réew damaa seet ba fal Sonko ak Jomaay mii man maa leen fal bis ba ma njëkkee toog maa ngi ci seet laay ñëw de na leen Sonko boobu Adji Sarr amul dara xewu fi di tudd turam boo gisee ma jàpp ko day ko am kóllëre te man damaa fàtte wut ni ma gisee nii maa gën a dëgër bopp ci Sénégal kenn mënu maa nax
ndax nit daf may nettali lu ma xam ba noppi ma ànd ak moom ca waxtaan wa mel ni ku xamul la muy wax dalay dal ndax duñ dof ku sant Dieng moo ñu jur te ay gembe lañ te man sëtub sëriñ Modou Bousso Dieng laa sama nijaay la ñooñu loo gàtt loo boo takkee seen bët yi ci la ñu doog a tolloog nit ñi ab gis kon man di wax waxi seet ci diaspora bi ñooñu leneen na ma booleeg ñoom ma leen di jéggalu nag ci leen na naqaree jot gi tuuti moo tax man la sama lii wallaay Baye Cheikh bu ñu gisee maak yow mais sotti naa ci nu may def ba danaa leen jox nu may def ba gis ko ma nu may def ba seeti ko nu waaw may def ba wax ak moom barki borom Touba wallaay Baye Cheikh waaw nit ñi lu leer rek lañ bëgg sénégalais man de damay jékki-jékki ma ne man sax lan laa war a seetati Baye Cheikh nag man damaa gis lépp de fi nekk balaa ñuy jeexal il faut que wax ma avenir du Sénégal avenir du Sénégal moom fenn la jëm Sénégal. ba ma naan leen moodu moodu yi damaa gis ñuy ñibbisi ñu bari gëmuñu ko te dooraguñ nag bale si tegoogul man ay embarquement ñuy duy ay vol ñuy wàcc fii yow gis nga loolu loolu day am di jógee ci dëkk yi di ñëw mais ci seen coobare mais nguur giñ fal daa bari dee nag ñi fal nii ay bakkan yu daa amee dee waaw ay deewu ministre daa ma amee dee admet tàng maa la ko wax de loolu moom moo am Cheikh at mi dafa tàng ren ay dee waaw moo tax sedd bi day yàgg waaye ci période bu tàngoor wi dugg nii nga xam ne sedd luñ naan sedd day jeex ndakaaru buñ ne bërët danañ tàmbalee poste ay xalifa général sax ci la ñu moom waaw man waxu dama koy waxtadu ci yàq dara man yàlla moo ma ko wan waaw wax ñu lépp rek une bonne fois pour puisque wax ñu nga gis yëpp loolu moo am ay dee rek at mi bu ab dee mais ñee ñibbi si kay indaale xéewal loolu réew mu naat la ok mais dee yi mais dee yi dañ ko ciy boole nag Baye Cheikh bàyyil bu ma waxee dee rek yow tamit nga tiit tëb ba nga kii yow da nga fi yàgg amin waay mais nag attention fu ñu jóg ak waa ji bi ma dee attention de dama la xoolaat daa am maa la gis mais at mi bu fekkee dafa taxawee naar yu boroom kër yu bari li gën nañu moytu tuur deret Sénégal ñëpp dañ leen a rendiloo man xam ma sëriñ si dañuy raylu xar yi di ko lekk xaw ma sëriñ si dañuy rayoo xar di ko mis wi man mësumaa rayloo nit làmb ji ñu jëm nag koy bëre amul kuy bëre fan yi kan la mooy bëre Ada Fass ak Lac làmb ju soofa ñu noonu dem ak Balla Gaye Siteu le 4 avril Balla Gaye sama xarit la Balla sama xarit la moom loo gis ci làmb ji yàlla bu mu am Balla sama xarit la maanaam c'est dommage que tey waxtaan bi dafa gàtt ndax temps bi moo ko mayewul mais lan ngay dénk Sénégalais yi surtout sa diggante ak ñoom lan nga leen di dénk man dama leen di sant xam nga sëriñ bu daan ñaan lu ñu wax ci moom da ngay dugg commentaire rek saaga man maa fi njëkk a toog di ñaan ami soppe sëriñ Saliou woo ma ko defal sa diggante ak sëriñ Saliou lan la moom rek moo ma manqué keroog ba ma jëlee teg ma ci kawam bind sama yaram wax sama tànk fii am na léget moo ko faj man damaa man Sëriñ Saliou daf maa manqué man sama yaay 2009 xaw ma 2008 yii laa ko xam ak sama baay nga xam ne Sëriñ Saliou man yëre yim daan sol laay sol dama daan tëral ci kawam man damaa xamul kenn ku dul Sëriñ Saliou moo tax nag dara safuma te Baye Cheikh moo la jàngal ci loxoom manqué naa ñàkk naa mënuma koo fàtte ci moom nga tuutee tànk carrément man kenn bëgguma woon ndax lan la tax sëriñ bi génne ma sama famille boole maag boppam ba tey sama famille ñëpp naw ma loolu Sëriñ Saliou woo ko def lan moo tax bëgguñu la woon
nit ñi am na loo xam ne Baye Cheikh kenn du ko wax. non mais je sais pas judd nga ci kër judd nga ci famille am ndey am baay. màgg ci sa famille xam nga famille bu doon xaw a néew doole. sa yaay jóge Dakar nekk xale bu ndaw. buy jàngi oto ko yóbbu. mu nekk fils à papa. ñu yóbbu ko Touba wàcce ko ci néegu ñax. moom sa yaay. wallaay muy lay di tëdd ci pajaas. am doom mu am juróom benni at. ñu xañ ko génne ko. Serigne Saliou téema nga xam ne man fi mu ne bëgguma dara lu dul Serigne Saliou te man dama koy gis wax jee fi ne nii rek may kaf ak yéen di ree waaye gis nga ñii ngay gis ci dëkk bi nii kenn jegewu ci yàlla Sénégal nit fii ak déewul duñ ko xam waaye man sëñ Saliou laa bëgguma kenn ku dul sëñ Saliou ndax biñ ma yeewee ci daara ji daan na ma jóge na fi loolu doo topp tey boobu ba tey damaa wéet moo tax du ma am xarit musuma am fu ma ferakante musuma lii dal nit ñi du ma dal. est-ce que ça va pas dire que da ngay forcer nii di reetaan. man musuma am mais sa xol neexul xarit bu may ferakante sa xol neexul man moom laa xamoon. waaw da ngay forcer rek nii. musuma am xarit bu may ferakante ba tey jii damaa tëju di man dama koy gis wax ji aw ma amul baay ak yooyu da nga leen di bëgg dëkk ak ñoom ak sa yaay mais da ngay xam ne am na lu la manqué te mënoo koo jooy man sëñ Saliou da doon toog nii di tifli ma koy jël di ko lekk mu may reetaan mu dàqaloon ma lépp kon man lu ma def rek lu dul sant ko góorewu ma li ma lay wax fii naan ay seet ak yooyu yëpp amul solo nit rek nga man damaa gëm ne foo ko ñu jàppalante lépp naa ni ku dul yàlla ëpp ko yërmande Pape Cheikh man kenn ëpp ma yërmande Sénégal waaye man daal sëñ Saliou laa bëgg loolu mu dem billaahi en fait nit rek la chaque jour ma wax ko ñu ngeen di gis ci télé yi ci réseau yi ci TikTok bi ci internet bi ay nit rek la parce que lii yëfi nit la c'est normal nit mooy jooy nit mooy am nostalgie nit mooy am lu ko manqué nit mooy am lu ko naqari nit mooy reetaan bàyyi leen ci xel dama ko yàgg waxtaane surtout ci sensibilisation yi nga xamante ni maa ngi koy def lii yëfi nit la rek ku ne am nga droit jooy bu jooy ñëwee jooyal ba mu neex ku ne am nga droit reetaan bu reetaan ñëwee reetaan nag ba mu neex mais nañu jàppalante te comprendre ante ñun ñëpp ay doomi aadama lañu kenn ku ci nekk nag ci domaine ba nga nekk di nga ci wane sa bopp bu la neexee nga wane ci arñi wane ci xadal waaye nit bu loolu yëpp weesoo ñun ñëpp man moom yéen ay nit rek lañu yàpp yàq ak deret suñu borom moo ñu sàkk donc lii muy def nii moom sëñ Mara Niass yëfi nit la nit mooy ree nit mooy jooy nit mooy am lu ko naqari nit mooy am ku ko manqué te ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk am nga koo xamante ni manqué na rek moom Serigne Saliou da koo manqué Serigne Saliou moo ko defar am na ñoo xam ne nag buñ la tegee loxo bu ñu demee rek vide mooy nekk ci yow et on sent que am na vide boo xamante ni mu ngi ci yow. Pape Cheikh jërëjëf. yow nit ku baax nga. sama yaay bi mu ñëwee xel koom Daaru Salaam nee na ma dafa téye sama loxo na ma yow noo tudd ma wax ko mu ne ma kuy sa yaay te sama yaay ci boppam moo may laaj loolu te loolu yàggul 98 bii la. yàggul kay xale bu ndaw nga.
ma bif sama loxo na ko bàyyi ma yow juróoma man Serigne Saliou woo ma jur man damaa yaakaaroon doom mi Serigne Saliou laa loolu moo am man daal xam naa ne lu bari mi ngi am moo ma bàyyi wut waaye sama bët mësta xonq du ma jooy kenn du ma yërëm man maay dimbali waate kenn du ma dimbali man kenn xamul sama soxla Serigne Saliou jiitu na ci man ay tey danga maa laaj loo xam ne bëgguma ci woon a tontu laaj nga ma ko ñetti yoon ma fenati ko waaye yàlla ma ko wax loo parce que loolu moo leen dafa rafet li nga naan gëstu xam-xam beeg def ci kii beeg damaa dëppaat yooyu yëpp doon wër waaye lee bëgguma koo laal ndax day leen na te loolu moo waral coow li doomam yi ko jur ak donga yii boobu ba tey ñu dégg ma may wax bu ma waxul woon lu jaar yoon ñoom ñëpp a ngeeg seen i làmmiñ waaye li may wax day dëgg waaye daal ñàkk naa Serigne Saliou te xam naa ne duma ko gisati tamit man gis da nga gisee ni bëgguma ay man bëgguma yii nit ñi bëgg billaahi wal kitaab bi gis nga man bu paasee yëre yi may sol Pape Cheikh man Serigne Saliou defar na ma man ab wuyu laa waroon a doon. lan moo tax nga wax loolu. dama am capacité bi. te dama am fit damaa ragalut. Serigne Saliou moo tax nga dal. waaw damaa ragalut te lu nit ñemewut ñeme naa ko waaye ba ma tegee ca otoom ba daan ne waaye moom de baax na tuuti na lool waaye baax na loola laa gëm ne moo ma defar. parce que nga doon def ay bêtises xanaa. bi may am juróom-benni at laa taal suñu kër. taal kër gi kër guñ taal ci biir marché Ocass Touba. lu tax nga taal kër gi. Pape neexu ma woon a téye jaaxlee tax ñu yóbbu ma man nga lëjal sa famille bañ jox la koo xam ne ñu wut ci moom wàllu kooka ma topp ko ba gisatuma ko xam ci moom lépp Pape Cheikh nga may laaj ci kooku. moo la defar. kenn du wax ne dañ maa sànni samay waajur dañ maa bëggoon a dimbali rek. dañ la bëggoon a dimbali kay. nga léegi rek. nga léegi rek lii mooy sabab bi génn moo tax ma ne la man moom daf maa defar. doo ko comprendre. ndax booba sama yaay nee na ma ku ma la masaan a dénk danaan la déedéet kaay ma demal la marché nga téye ko kii kenn mënu koo téye. waaw sëñ Saliou mi ma jël téye ma nag. ma topp ko ba mu làqu doomam Serigne Cheikh mii yewwi ma ñëw nax Sénégalais yëpp mel ni ko fi yàgg te defuma fi fan. moo ma feeñal. dëgg la mais la nga nekk foofu yëpp defoo fi benn erreur benn bêtise. ci laa dëkk. am nga fi fay affaire. mësuma ñàkk bañ a def bêtise. sa gàmm neexutul woon. neexutul raas kay taal seen kër bi ngay am juróom-benn at. daara ja ba ma fa demee du ma xeex ak sax sama morom. par ñaar sëñ Cheikh Diaw maam Boussa Diouf mooy soxnaam mi ngi fi. xeex ak sëñ Cheikh Diaw. sëñ Cheikh Diaw mi yor daara ji dafa mujj woo soxna si na ko waa kii moom xanaa daam ay rab wala moom li tax damaa yàgg lëj la de. ku nekk xeex ak moom. lii ñu naan gang. waaw moom laa créé woon ci daara ji bëgg a attaqué kilifa gi. sëñ Saliou ñu defar. Pape Cheikh yaa ngi may delloo si te Pape Cheikh waxtaan wi yàq nga ko. ma tax moo nga créé sa gang ci biir daara ji. na leen kum woobul wuy ji. man xale yi daanañ defe tojaange ca àll ba. ñu jëli ñu ko def ñëpp dóor leen. boole ma ci ñin dóor. te bokkuma ci dañ ma ciy taqal rek ndax dañ ne moom toj bu am man ci laa bokk. lépp loxo mu ngi ci. lépp.
ñu amoon sax ràññeeku goo xam ne donga yi moo tax gis nga ñaari luy nuyoo ci ndaw rek waaw dana am lu mu def ci mag rek nuyoo na coow loola nag moo ñu topp ba fii ci dëkk bi léeg-léeg ma dégg ñu ne Mara Niass léeg-léeg ma toog ne waa ban Mara la am Mara Niass indi Mara Niass moom te du ma billaay xaw du ma yëg sax te ñu bare ngi wax man xamuñu ko waaye sant naa la yow sama xarit te jàpp naa la man jàpp naa la bis ni ki tey ndax bëgg naa la bis ni ki tey waaye Pape maa la gën a bëgg de barki borom Touba xam nga léegi dama naan la da ngay reetaan waaye bëggoo wax ju sew la ju naqaree firi te dégg naa ko moom dégg naa ko sa bët du xonq sa bët dootul xonq Serigne Saliou dana ñëwoon bu leen di waxantu ndax lu ngeen wax mu am man moo ma ko wax waaw te ku la fontoo dina faatu ci at mi xam nga man góor yàlla la ci reetaan léeg-léeg moo tax ma naan leen li ma leen di wax yàlla bu ngeen ko gëm ndax bu ngeen ko gëmee du am ab dof ngay toog fële mu naan yàlla rek a xam lii xew ay kii ñàkk xam-xam lii xew suba yàlla rek a koy xam te yàlla ne lu ma bind sama jaama ma ci gënal mais lii xew suba ñun dañu jàpp ni yàlla rek a koy xam yow mënoo xam lii xew suba Mara suba carte générale day am kay xam nga ko de ni mu yombee ci yow yeneen yee gën a yomb ci man waaw léegi yan kaddu ngi tëjee jotaay bi sant gërëm rek ak ñaan di kontaan di la wax ne avec plaisir pour toog ak yow di la gën a sant di la bàyyi ak sa waaji sëñ Fallou bu ñu toogee fii kat ba te tudduñu ko dana xaw a demee neneen waaw am na ñu bari man mii ñu may woo man dañoo jàpp ne man waaye yow Pape Cheikh mën na leen man de Pape Cheikh am na samay yooyu nag du waxu kii sax waaye ay cofeel yu ñu am ci sa jëmm la yoo xam ne suñu borom ma la ko defal maa ngi leen di nuyu daal yéen ñëpp wax ja daa fees sama xol ba ma xaw a réer xaw ma sax lu ma war a wax di nuyu waa Touba fa laa jóge nii fan yi dama fa doon am ay tournée yu ma doon def ci koor gi xawoon a wayaf doon ko jege am yu ma waaw yëfi waaw xam naa damay delluwaat waaye damay ñibbi si waa suba ca guddi ci Ndakaaru waaye liggéey bi daal may wax soppee sëñ Mara yi liggéey bi moom door na maa ngi tàmbali war samay activité yëpp di ñaan yàlla Ramadan gi ginnaaw mi ngi xëccu jëm ci jeex liñ ci jaamu lépp yàlla na doon aw yi Pape Cheikh yàlla na la yàlla gën a sàmm waa Pape Cheikh li tax doon nelaw waaw man loolu la ma jaaxal man damaa gis benn invité boo amoon rek ma toog di nelaw wala déedéet moom kay dafa ñëw na la yow rek lay seetaan nga ne ko gis naa la Touba TV wallaahi ma ne lii de man nag te heure boobu mbooba mais nag mis ci Les lutteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sont des modèles de discipline, de persévérance et de labeur. Pour atteindre les plus hauts niveaux de performance, ils doivent respecter plusieurs principes clés, essentiels non seulement pour leur épanouissement personnel, mais aussi pour le progrès du sport. Cependant, le succès des lutteurs ne dépend pas seulement de leurs efforts individuels, il repose également sur une bonne gestion et sur la prise en compte des attentes du public. 1. Le premier principe primordial pour un lutteur de haut niveau est la discipline. En lutte, l'entraînement physique et mental est indispensable. Les lutteurs doivent suivre une routine quotidienne rigoureuse, incluant des séances de musculation, des entraînements techniques sur le tapis, ainsi que des temps de repos et de récupération. Une bonne gestion du corps est cruciale, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et la prévention des blessures font partie de leur stratégie pour maintenir une condition physique optimale. Cette rigueur aide non seulement à améliorer leur technique, mais aussi à développer leur endurance et leur capacité à surmonter les adversaires les plus forts. 2. Au-delà de la préparation physique, la discipline mentale est également primordiale. La lutte exige une concentration élevée, une capacité à gérer la pression des compétitions et une forte force de caractère. Les lutteurs doivent rester attentifs pendant les matchs, anticiper les mouvements de leurs adversaires et s'adapter rapidement à la dynamique du combat. Cette préparation mentale est souvent aidée par des psychologues du sport,
qui aide les athlètes à construire une confiance en soi solide et à gérer les doutes. 3. Toutefois, le côté individuel de la lutte ne doit pas faire oublier l'importance de l'esprit d'équipe. Même si chaque lutteur se bat seul sur le tapis, l'entraînement en groupe et l'entraide sont essentiels pour leur progression. Les lutteurs s'entraident, partagent leurs techniques et se motivent mutuellement. Cet esprit collectif aide à renforcer la cohésion et à créer une forte solidarité, nécessaire pour faire face aux défis à venir. Dans le même sens, le respect des autres compétiteurs et la pratique d'une compétition équitable sont des valeurs fondamentales dans le sport. Un bon lutteur doit non seulement se battre sur le tapis, mais aussi respecter les règles du jeu et l'intégrité de ses adversaires, incarnant ainsi les valeurs de fair play et d'honneur. La gestion du sport est un autre point crucial pour que les lutteurs atteignent l'excellence. Les fédérations sportives ont un rôle essentiel dans l'organisation des compétitions, la mise en place de programmes d'entraînement et la construction d'infrastructures de qualité. Une bonne gestion garantit une administration transparente, un financement suffisant et des chances égales pour tous les athlètes. Cela implique également une sélection impartiale des lutteurs, basée sur leurs performances et non sur d'autres critères. Les fédérations doivent également veiller à ce que les lutteurs évoluent dans un environnement sûr, avec des mesures de prévention des blessures et des règles strictes contre le dopage. Les attentes du public envers les lutteurs sont très grandes. Les athlètes sont souvent perçus comme des modèles de labeur, de détermination et de succès. Leur réussite motive les jeunes et leur donne des objectifs à atteindre, les encourageant à adopter des comportements positifs. De cette façon, les lutteurs sont devenus des modèles, non seulement pour leur réussite sportive, mais aussi pour les valeurs qu'ils incarnent. Les aspirations du public concernent aussi la façon dont le sport est organisé et géré. Les gens attendent des fédérations sportives qu'elles offrent des conditions équitables et accessibles à tous les lutteurs, quelle que soit leur origine. Cela inclut l'accès aux infrastructures, des programmes pour aider les jeunes talents et une reconnaissance des performances, qu'elles soient locales ou internationales. Le public veut aussi un sport transparent et honnête, où les règles éthiques sont respectées et où les lutteurs peuvent se concentrer sur leurs performances sans craindre l'injustice. Ainsi, pour qu'un lutteur atteigne son plein potentiel, il doit non seulement être discipliné dans son entraînement et son comportement, mais aussi évoluer dans un environnement bien structuré, éthique et soutenu par une bonne gestion. Cette combinaison de rigueur personnelle et de soutien institutionnel permet aux lutteurs de briller et de répondre aux attentes d'une population qui les considère comme des exemples à suivre et des porteurs de valeurs sportives. Le succès en lutte résulte donc d'un équilibre délicat entre effort personnel, soutien collectif et gestion claire, capable de satisfaire les aspirations d'une société qui attend des exemples de persévérance et de réussite. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous.